fekk ni dëkk bi moo am ñoo xamante ne nii jàpp nañ ne luñ mën a def c'est-à-dire que Ousmane Sonko mosoon na ko wax ñii suñu ko jekkoo pour tër ko rendi dañ koy tër rendi dugal ci bëri ko taal ko comme lu mumba parce que foofu la seen coxarte yegg seen coxarte moo yegg foofu te lépp li ñuy wër bu dégg bëccëg mooy fexe bu dugal ko ci kaso bi te bu duggee ci kaso bi ma wax ko Sénégalais ñu dégg ko du génn ak bakkan wala bu génnee du amati njariñ ci àdduna. Ah bon? Parce que loolu mooy seen bébét parce que dañoo soxor te nguur jaral na leen lu ne. mais loolu gis nga dama toog ci benn émission xam nga lan laa fa wax. mais bu fekkente ni pour arrêter ko la rek condamnation doy na ci sëkk. mais pourquoi éliminer ko. noo koy condamner mais attention le commando reste un commando même derrière le barreau gis nga Ousmane Sonko ni mu yëngalee réew mi gis nga ni ko askan wi toppee waxuma ay militants ñun bëriwuñ militant sénégalais yi ñoo jël affaire bi projet bi ne lii ni ñu projet wu Cheikh Anta rëccee projet wu Mamadou Dia rëccee projet Pastef du ñu ko rëccee ça transcende la personne de Ousmane Sonko dafa am solo looloo tax ñoom jàpp nañ ne waa ji nekk fi di dund baaxul te complot bi mën na sax génn Sénégal kenn xamul gis nga mbir mi ñun dañoo ñëw ñu ni bañuñu benn réew waaye nag sama bopp ma la gënal du bañ naa la ñun Sénégal dañoo am or am pétrole am jën yu doy am suuf su nangu tàlli am ay ndaw yu nangoo liggéey am lu nekk ngir Sénégal dàq ci àdduna bi mais Sénégal di gën a wéy di deltu ginnaaw ñi ñu coloniser woon wëlbatiku di ñu noot jël seen ay préfet teg fi di ñu def lu leen neex ñu ne loolu la ñu bëgg mu dakk suñuy waxtaan ak waa France dañuy waxtaan ak ñoom ci gagnant-gagnant suñuy waxtaan ak waa Turquie ñuy waxtaan moo tax nag ñun l'avènement de Pastef ñi koy dakkal mooy ñi dem ci salon de massage askan wee koy dakkal non ñi koy dakkal askan wi projet Pastef mais il faut moom leader ñi koy dakkal mooy ñi nga xam ne ñooy fréquenter salon de massage yi dama bëgg nga yaakaar ne yow boo yaakaaree ne bés boo yaakaaree ne Ousmane Sonko moo porté moom kese mooy projet Pastef wala moom kese moom mooy changer réew mi mais ça veut dire que kon juum nga xam nga lu tax projet bi encore une fois ñun ñi ci fës sax di ci wax xëy na ñooy ñi ci gën a ñàkk solo projet bi sénégalais yee ko porté de tous bords je dis bien de tous bords même de l'autre côté de tous bords même de l'autre côté xam nga la moo am solo. en tout cas élection yu mujj yi wane wu ko. élection yu mujj yi malgré ñëpp xam na ne. élection non li nga wax ak li ñu génn wane wu ko. fan nga gisee parti politique moo tax su may dégg ñu naan génie politique Macky Sall génie politique c'est pas un génie politique génie politique doo utiliser moyen de l'État pour arriver à tes fins génie politique mooy qui sort du néant comme Wade l'avait fait mais comme Pastef l'a fait 2014 tu sors du néant soo génnee di dox kenn xamu la. En 6 ans tu surclasses la classe politique aujourd'hui Pastef est le plus grand parti du Sénégal neex naqari loolu mooy génie politique te sàccuñu alal reyuñu nit defuñu dara loo xamante ne nii wàccoon ak yoon lu dul dañoo ñëw waxtaan ak askan wi nàmm seen xel ubbi seen i gët wax leen liy yàqu-yàqu réew mi li teree dem réew mi ak li war a mën a demal réew mi askan wi nangu ko dooleel ñu dem élection première élection yoo xam ne ñëpp xam na ne élection yi dañ ko jaxase terewul ñu génn 3e pour une première participation ana kañ doon wax ne mooy 2e mooy chef de l'opposition fan la mujjee dem na kam mooy chef de l'opposition d'accord El Hadj tey jii ñu ngi doon wax procureur de la République génn boobu bu ko defoon joxe ay firnde comme ni mu ko defee woon ci Khalifa non ni ko defoon ci Khalifa waaw su ko defee noonu lu tax defu ko ci 94 milliards yi bu ko defee lu tax defu ko ci 94 milliards yi su ko defee ci problème bi laay wax lu tax defu ko ci pétrole bi loolu moom peut-être mu tontu la ci mais dama ne bu ko defee non du ko def de su ko defee ci problème bi laay wax na ko def indi ci ay leeral yu leer na ko def su boobaa lan ngeen di wax na ko def xanaa procès du am na ko def procès bii bu dee dina am parce que xam nga y a ce qu'on appelle les objectifs principaux et les objectifs spécifiques ak yi làqatu ci ginnaaw xam nga dafa am nu ñuy demee calcul bi ñu demee suñu ko mënul tëj ci procès bi tamit
nañ fexe ba yàqal deram gàkkal deram woon Sénégalais yi ne waa ji ngeen yaakaar ne mooy waa ji du waaja moog ñu ne yem képp ñoom ba ñu commencé ba léegi loolu la ñuy wane moog ñu ne yem day xeex système bi waaye moog ñu ne yem moog ñu ne yem Sénégalais yi kii moog ñu ne yem mais même bu ñu yemoon ak ñoom sax xanaa ñu tànn leen tuuti Sénégalais yi mën na xaaral ñu essayer leen parce que ñoom ñi ngi fi 1960 ba léegi encore une fois ñi ngi fi 1960 ba léegi moo tax ma ne la mënuñoo yem Papa Ngagne mënuñoo yem te waa ji mënuñoo fexe ba takkal ko ba mel ni moom. mais d'accord mais système boobu aussi du ngeen ko xase noonu parce que. système non duñ ko xas xam nga système bi lu ngeen fi egg aussi. xam nga boo yaakaaree ne système bi ay nit la. da ngay juum. du nit encore une fois gis nga biir APR y a de vrais patriotes ñoo xam ne ànduñu ci li xew nii jusqu'au haut niveau je dis bien. mais El Hadj nga baal ma mais est-ce que xam nga ci biir Pastef am na ñoo xam ni ànduñu ci lii Ousmane Sonko def dem ci salon de masse. c'est normal non il faut dañ leen koy nangul xam nga lu tax. voilà xam nga par exemple ñoo xam c'est pas parce que am na ñoo xam ni sax mënuñu xam nga lu tax ànduñ ci. am na ñoo xam mënuñu woon gëm ni dem na ci salon. non xam nga lu tax El Hadj est-ce que da ngay bàyyi ma expliquer la est-ce que xam nga ni am na ñoo xam ni gëmuñu woon ni dem na fa. mais c'est normal bi mu ko waxee lañ koy doog a gëm. mais c'est normal. parce que jàppoon nañ ni ëppale na boppam loolu muuse na. non du ëppale boppam loolu de nit mooy kumpa Ousmane Sonko doomu aadama la nit boo am ay qualité am ay défaut c'est pas est-ce que loolu mooy importance bi est-ce que Ousmane Sonko lekk na alalu réew mi est-ce que Ousmane Sonko gis nañ ko mu corrompre gis nañ ko mu rey nit gis nañ ko mu def yàqu-yàqu yi am ci réew mi xam nga lan rek mooy cat mooy maanaam moo ko sonal mooy xëy na ba ñu commencé ba léegi nit ñi mënuñ woon a gëm ne politicien bu xawee parfait nii am na yegg ci niveau boo xamante ne nii dafa am solo li may wax dañ ko xaw a idéaliser alors que non déglul dafa am solo dañ ko xaw a idéaliser moo tax ma ne la nit kese la waaye nag bokku la gaa yi de soree na ak ñoom dëgg la nit ku sàmm boppam la nit ku sàmm boppam gaa yi ci li leen di dégg bu ñu ko waxee nit ñi jël ay mbol de fekk leen fa garaawul amu ci xam nga dama la bëgg amu ci déggoo li ma la wax non mais plainte laa la wax amu ci non déggoo li ma la wax waaw plainte ñan ñooy plainte boo jëndee plainte foo koy déposer kam mooy valider xam nga ki taxaw 31 décembre mu jàkkaarloog Sénégalais yëpp ne leen am na ñoo xam ne boo leen jàppale réew mi tas donc du ñëpp lañ mën a jàpp Sénégal daal moo am loi boo xam ne dañuy seppi ñii lañ mën a jàpp ñii lañ mënul jàpp ñii ànd ak moom lan lañ fi deful ci tooxi doona lan mais tollul faux billet mais tollul lu ne tollul nii de lan tollul ni viol de ban viol encore une fois tollul ni viol de yow da ngaa ñëw jugé condamné on parle de présomption encore une fois ne parle pas de viol on parle de présomption dafa am solo encore une fois dañ ko accusé non dama ne dañ ko accusé non mais li may wax coowu viol laay wax waxuma moom moo ko def waxuma def ko mais dama ne li ñu koy tudd viol la waaw li ñu koy tudd viol la voilà dafa am ko jiiñ ne viol la waaw sànq posé naa la question nangoo ma ci tontu ma ne la ndax nit ki nga xam ne ton bourreau bi ñëw dugg ak ay fetalam teg la violé la dem da nga koy xaar mu ñëwaat violé waat la dem ñëwaat violé waat la dem ci ginnaaw ëllëg sa mu ne la message la ne la maa ngi ñëw xaar ma nga xaar ko mu ñëw violé waat la dem est-ce que loolu yenu na maanaam xel mën na ko nangu ñu ne léegi li gën a gaaw comme ñoom def nañ seen ay réquisition déglu seen ay témoins nee nañ yóbbu nañ ko am certificat médical ñu ne leen génne leen certificat médical bi témoins yi ñu ci cité y compris leur responsable connu de Benno Bokk Yaakaar et son fils qui est allé chercher la fille yóbbu ko nañ leen wax nañ leen cité ki bind lettre bi nañ ko cité ak yeneen yoo xam ne buñ ci yeggee dinañ ko wax encore une fois te loolu yow am na loo ci xam buñ ci yeggee dinañ ko wax non dama ne ndax am na loo ci xam yow am na luñ ci xam ci responsable Benno Bokk Yaakaar boobu non dama ne am na luñ ci xam lu bëree lu weesu responsable bi xam nga ñun wax dëgg yàlla du ñu nangooy wàcc ba ci yenn bases yi
d'accord mais ñun ku ñu ku suturaalu sa bopp sax ñu suturaal la. d'accord mais El Hadj problème bi yow nga nekk kilifa nga demal sa bopp ba ci salon bi. la fa xew fa nga taxaw def sa déclaration naan Macky Sall la naan Bassirou Guèye la naan ministre de l'intérieur la est-ce que loolu responsabilité la. j'ai une question. non dafa am solo. pourquoi dama la bëgg a firndeel. waaw dama la bëgg a firndeel lu tax. yow yaa taal sa oto nga demal sa bopp. nga def fa la nga fa def. ba plainte fekk la si non nga def fa la mu fa def mooy li ko jural plainte bi. lan la fa def non la mu fa def. ah kon yow dafa def. non déglu ma rek nga def fa la nga fa def. lan la fa def kay laa bëgg a xam ba mu jural la plainte. lu mu fa def. xam nga yow mënuloo fexe ba ñu gëm Ousmane Sonko weddi li ndaw si wax. bu la neexee nga gëm ndaw si loolu yaa ko moom. non déglu rek su la neexee nga gëm ndaw si mais dama la bëgg a laaj Ousmane Sonko lan la fa def. mais mënoo fexe yow ba ñu gëm Ousmane Sonko di weddi li ndaw si wax. non xam nga fii ku mu neex sax. nga ne nga gëm lu ndaw si sax waxul amul problème. dama ne. Ousmane Sonko lan la fa def. li ndaw si wax la fa def. te loolu la def. mais loolu la fa def wala da nga ne li ko ndaw si jiiñ. non xoolal. non dafa am solo dafa. gis nga xam nga man ci wolof la ñuy wax te da ngaa dégg wolof te faram fàcce nga wax comme ñu faram fàcce ko mu leer. du ma fi nekk di jouer ci mots yooyu. vraiment non dem ci leneen dama ne. waaw dañ koy faram fàcce mu leer. dama ne ñun du ñu wàcce suñu bopp ci yenn bases yi bay tudd ay ayibu jàmbur gis nga Ousmane Sonko buñ ko doxoon jàpp ko ci mbedd mi dafa am gel dafa am nangam ak luñ mën di wax c'est sa vie privée. est-ce que loolu moo intéressé Sénégalais yi wala projet politique bi nga xam ne jaay nañ ko Sénégalais yi. non loolu intéressé wul Sénégalais yi xam nga lu intéressé Sénégalais yi. léegi plainte bi moo intéressé Sénégalais da nga wax ne la moo tax ñu jiiñ ko ñoom Macky non da nga wax ne la moo tax ñu jiiñ ko ñoom Macky. ma ne la suñu génnee réquisitions yi nga gis ne cité nañ ci un responsable du Benno Bokk Yaakaar ak doomam bu ko jëli xanaa di nga mën a nangu ne yëf yi rax na d'accord nga. non mi ngi dépendre. non dama ne suñu génnee ci ban relation mbokk wala xaritoo la ñu seq ak ndaw si loolu mën na nekk c'est pas parce que da nga nekk Benno Bokk Yaakaar. wala du xarit gis nga kooku li mu def bu ko waa APR yéegee dëgg-dëgg dañ koy fekk këram dóor ko dóor yu métti man maa la wax lu ni mel te xam naa ne fi mu nekk fi mu toog nii tëddul toogul fi mu nekk nii tëddul toogul waxantu wuñ de Pape Alé kii Papa Ngañ nga baal ma xam nga lu am solo gis nga mbir mi te Benno Bokk Yaakaar la bokk. bu baax a baax lan nga lire ci lettre bi lan nga ci lire loolu nga ci lire n'est-ce pas gis nga mbir mi encore une fois non mbir mi dafa neex. non désolé. dafa neex non désolé El Hadj Malick. dafa neex non désolé yéenewu ma ko woon Sénégalais yi ñu yegg ci niveau bi parce que tey yaakaaroon naa ne. dañu waroon a nekk di xool naka la ñuy xeexee mbas mi. amuloo mais El Hadj Malick amuloo looy wax boobu ba léegi lu dul tuxu su bënn saañ ba réer lu dul dafa neex alors que li ñuy tudd sa leader mais lii musiba la. du musiba xam nga tey ñu. donc su ma li am solo mooy munoo fexe ba dun la sedd ci gaalu xaj. li am solo mooy nga ñu bañ laa fekk nga cay lekk loolu moo am solo gis nga tey. Ousmane Sonko mais dañ ko fa fekk Ousmane Sonko mais dañ ko fa fekk ci gaalu xaj bi ngay wax ni dañ ko fa fekk. xam nga lan la Malick non. dañ ko fa fekk bu toogoon këram lii du am. ma ne su toogoon këram ki koy commencé 22h ñëw. fekk gaalu xaj bi. mais gaalu xaj bi mooy Ousmane Sonko terroriste la. nekku ko gaalu xaj bi mooy Ousmane Sonko rebelle la nekku ko gaalu xaj bi mooy Ousmane Sonko daa violé wul dama la bëgg a wax encore une fois. du kon yow yaay juge. non du kes may. ah non mais bien sûr. li may wax nii yow yaay atte ay firnde yu leer laa ci am. at yow nekkoon da nga fa nekkoon. déggoo li ma la wax est-ce que dafa la tàgg woon. ma ne soxlawul mu may tàggu dans sa vie privée li am solo mooy démontrer clairement que ceci est une cabale politique maanaam lii. ay nit ñoo xam nga ñun dañu yàgg artu ci loolu à la veille des élections artu woon nañu fi parce que nit ki nga xam ne yaa ngi xool noo mën a def ba làq ko jant bi guddeeg bëccëg ci loolu ngay liggéey. d'accord foo xam ne yow yaa ngi waroon a xool naka laa mën a def ba xeex mbas mi loolu dégg naa Ousmane Sonko wax ko. mais dégg naa ko ci benn bataaxal bi mu bind ci lendemain wu fee mais ci lendemain bi foofu la yem dafa wax rek lii lañ ma jiiñ ma nangam mais ci biir amul fenn fu mu expliquer que demoon naa ci salon ba te loolu aussi ñi ngi ko ci doon xaar ci loolu. ku nekk ak ce type de communication. mais xam nga la moo amoon solo ci lendemain mais loolu mënoon na ko wax. non mais yow yaa ñuy wax naka la ñuy defee suñu stratégie de communication. li am solo mooy bu wax sa Ousmane Sonko saa yu wax ak Sénégalais c'est le leader qui s'adresse le plus au peuple sénégalais
mooy leader bi ëpp li muy wax ak Sénégal yi saa su nekk saa yu ko jamono laajee dama bëgg a wax ne jamono yi Pape Alé waruñu woon a fekk ñuy waxtaanee waxtaan yu doy waar yu ruslu fi ci mim réew bu ñu rusoon kilifa diine yi sax duñ fi indi yu ni mel. waaye xam nga fan la ñu dérangé wu la ci xam nga Ousmane dérangé wu la ci xam nga lu tax dérangé wu ma suba Ousmane Sonko wasin na sukk na jur doom bu ñu ko déggee sax duñu bett moo leen dese du ma dérangé koo xamante ne nii tu es le leader le plus insulté le plus calomnié suba ba ngoon ñi ngi ci yow man kii bu ko yàlla aaraloon heure bi faatu na bu yàgg suba ba ngoon loo xalaat ak loo xalaatul jiiñ nañ ko wasin na daal dégg ko te gëm naa dina ko dégg sax boo moytuwul encore une fois jamono ji naka la ñuy parce que nag dafa dem ba xam ne lajj na xamatul di muy gérer économie réew mi xamatul di muy gérer mbas mi ñu indeeti fait divers parce que li fait divers la ñu indi fait divers waaye nañ ñu wax naka la ñuy def ba xeex ak mbas mi nan la ñuy wax naka la ñuy def ba relance économique non ma ni